Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'ITV, salam alaikum et bonsoir. Bienvenue ci plateau spécial Tabaski bi nga xamee gulet ITV fekkee Tabaski bi nga xamante ni moom moo di Tabaski 2019 bi mooy suñu première Tabaski depuis que ñu door suñu télévision bi nga xamante ni sénégalais yi la ñu ko jagleel depuis que ñu door li nga xam ne moom moo di iRadio nga xamante ni sénégalais yi la ñu ko jagleel bi ñu ñëwee léegi sax rek yàggul waaye sénégalais yëpp nangu nañu liggéey bu rafet bi nga xamante ni ITV mi ngi koy liggéey ci côté médiatique en tout cas ñu ngi leen di béggee bu baax suñu ay téléspectateurs ci ni ngeen foo kóolo ñi ngeen wóoloo suñu ay programme yi nga xam ne dañu leen koy dégtal bis bu jot ci kanamu télé bi tey nag plateau spécial Tabaski bi dafa spécial pourquoi parce que dañoo dajale ñi nga xamante ni Sénégal ñoo leen bëgg Sénégal ñoo leen dugal ci biir xol Sénégal ñoo leen jël teg leen foo xamante ni sax dafa weesu seen njort parce que ñoom kenn ci ñoom gëmul woon ni sax bis dina mës a ñoom mu yegg si à mon avis pour man ah mais bon ci seen gëm-gëm ak seen talent ak seen mën li ñuy def ak aussi macha allah neex baat bu ñu wayee rek ñëpp kontaan plus souvent nag da ngay gis plateau spécial tabaski bu tabaski jotee wala bu korite jotee dañuy dajale suñu ay ndaanaan ci kanamu télé yi ngir ñu gën leen a bégal ngeen gën a bégee parce que suñu borom yàlla moo ko wax tey nag ñu dajale la crème de la musique sénégalaise bu ñu nee la crème du ñu ko wax te ba ciy génn ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog tey ki ci njëkk di Sidi Diop ki ci des di El Hadji Keita ki ci des di Ibro Nadio waaye tamit keneen ki di Tarba Mbaye ay ndaanaan rek laa boole ci plateau bi loo xamante ni kenn mësu ko am ci réew mi Padros Mbaye moom moo ko am tey nag ci seen kanamu télé ñu di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu ay invité ñu nuyonte ak yéen juste après ñu doogay dérouler suñu plateau damay jiitu ci sama gauche Sidi Diop ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg waa Sénégal saafonteeg ñoom déwénatil leen balu leen àq. waaw Dogo ñi ngi lay nuyu di la fay di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di njëkkee ci nuyu bi sama wajur bu góor maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama yaay di leen wax ñoom ñaar déwénati yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak bépp wayjuru waykat bu toog fi ak képp ku ñu seetaan di la nuyu Dogo di nuyu Tarba Ibro sama raq di nuyu El Hadji Keita di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bépp di leen wax déwénati lépp loo xam ne Sidi Diop mës na ko def amaana te neexu leen maa ngi profité ci occasion bi di leen jéggalu lépp lu ci nice rek ne yàlla na gën a yokk te ñun ñëpp ñu bokk ko ci barki borom Touba. dara ñaawut parce que Sénégal tey la ñu gën a fonk ki nga xam ne moom moo di Sidi Diop ci atum 2019 bi nga xam ne tabaski ci lañ ko tabaski El Hadji Keita l'enfant chéri de la Médina le Neymar de la musique sénégalaise dañu lay bàyyi nga nuyoonteeg waa Sénégal saafonteeg ñoom déwénatil leen tey ci bisu it bi nga xamee moom moo di tabaski 2019. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di bëggee seen plateau bi macha allah di kontaan ci teew fii di wax déwénati à tout le monde di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan suñu borom def ñu fekkee koy ati at di nuyu samay frères yi nga xam ni ñoo fi nekk muy Sidi di ko nuyu di nuyu Tarba Mbaye sama jumeau di nuyu Ibro Nadio sama frère di bëggee ñëpp di la bëggee yow tamit ci invitation bi jaajëf merci beaucoup kooku mooy El Hadji Keita doomu Médina la waaye doomu Sénégal la ñu ko mën a woowee parce que mi ngi représenté Sénégal dignement ci li nga xamee moom lay def muy musique bi macha allah ñu bàyyi ki nga xam ne moom moo di Ibro Nadio moom aussi mu nuyonteeg téléspectateurs yi nuyonteeg waa Médina nuyonteeg waa Parcelles Assainies waa Guédiawaye banlieue bi yëpp actuellement ñu ngi toog di seetaan Ibro ñu bàyyi la nga nuyonteeg téléspectateurs yi aussi tamit nga déwénatil leen. waaw Padros maa ngi lay siyaar waaw di nuyu sama mag yi toog ci plateau bi di nuyu tamit képp ki nga xam ne yaa ngi toog sa télé jàkkaarloo ñun dañu seetaan di naan ñëpp déwénati ñëpp baal naa ñëpp yàlla ñu yàlla boole baal waaw di ñaan jàmm daal yàlla fi jàmm Sénégal quoi amin affaire de jàmm la quoi affaire de teranga affaire de xéewal la affaire de lépp la en tout cas ñun kontaan nañu dañuy bàyyi Tarba Mbaye le digne fils de son père xale bi nga xam ne macha allah doon na bàyyam ci neex baat doon na bàyyam ci mën a way su wayee ci traditionnel da ngay kontaan bu wayee moo deex na nga kontaan moom Tarba ñu bàyyi la nga nuyoon teeg doomu Grand Dakar bi ak téléspectateurs yi déwénatil leen. waaw salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu téléspectateurs yi toog di ñu seetaan di kontaan nag bu baax a baax ci plateau bi may nuyu samay waajur sama papa ak sama yaay nga xam ne instant bi ñu ngi màkka ma leen di siyaar di leen baalu ak dafa dem màkka waaw moom mère bi ñu ngi màkka maa ngi leen di siyaar di baalu ak waa Sénégal ak waa àdduna bi fépp fu doomu aadama nekk rek ñu ngi lay baalu ak di la déwénati ci tabaski bi di nuyu sama frère yi ma fekk ci plateau bi El Hadji sama doomu ndey Sidi
sama rakk Ibro di la nuyu yow Dogo vraiment di kontaan bu baax a baax nag ci teewaay bi fii. ndeysaan oui di kontaan ñun ñoo leen gën a kontaan parce que sénégalais yi bu ñu leen di gis ci kanamu télé dañuy kontaan rawatina ñu gis leen ci kanamu ITV seen xol dafay gën a sedd te aussi lii la ñu décliné woon ci suñu diggante ak yéen que lépp loo xamee xew-xew la ci Sénégal lépp luy programme ci Sénégal dañu ciy àndandoo ak yéen ba suñu xol yi féex seen xol yu féex merci beaucoup en tout cas El Hadj bisu tabaski bu jotee sa xel ci lan lay njëkk a dem bisu tabaski bu ñu nee tabaski mi ngi waaj a ñëw exactement yow en tant que artiste en tant que porteur de voix sa xel ci lan lay njëkk a dem. non sa xel moom si xar lay njëkk a dem nooy jëndee xar non nooy jëndee xar. d'accord ak nan nga koy lakkarte xool géeri sew yi noonu la demee parce que tamit loolu mooy bu ñu jullee ba noppi rek loolu la ñëpp di xalaat. moo tax may ñaan yàlla tamit ñi nga xam ni amuñu ko yàlla na ko suñu borom di leen ko jox parce que am na ñu bari tamit du ñu tabaski comme ñun nu ñuy tabaski moo tax di ñaan yàlla tamit yàlla nañ ko fekkee ba pare ñi ko amul yàlla nañ koy am parce que dafa metti te benn jour la kese mais da ngay gis ni day dang-dang yi du duggul ci lu nekk pour am xar pour yóbbul ko waajuram wala dara noonu la demee moo tax noonu rek lañ koy dundee waaye bu ñu xasee ba rey ba fees non après moom mbégte la rek. c'est vrai waaw mbégte la. mbégte la Sidi Diop boo xëyee suba teel ba tey bi nga xëyee suba teel lan ak lan nga def ci bisu tabaski bi parce que artistes yi seen i tabaski du bokk ak ñeneen ñi parce que yéen da ngeen di chargé mais teewul lépp lu war ci bisu tabaski bi di ngeen ko def. waaw tey ba ñu xëyee dañoo dem partager ko ak suñu famille. ndaxte ñun amuñu lu dul suñu famille ak suñuy deret. ndax liggéey bi yenn saa dina toll foo xam ne mën nga toog ay weer doo gisanteeg sa famille ñi nga xam ne ñoom nga bokkal deret. say cousine say raqu papa say raqu yaay. de ce fait que lii occasion la boo xam ne dama profité tey dem nag ci sama famille. invité famille bi yëpp na leen ñu ñëw ñoom ñëpp ñu tabaskendoo ak man. te duñu lay gis lu bari waaw ndax activité yi ak loolu laa profité programme ma yeeg yëkkati yooyu sama téléphone woo tante yeeg bàjjen yeeg ñëpp. ne leen tey moom dama bëgg tabaski bi ñun ñëpp ñu ñëw defee ko sama kër maam. moo tax ñoom ma am contentement nag bu mag. passé ak sama famille tabaski bi ñun ñëpp ñu bokk ko. dóor mu daanu après ku ne ñu def maire bi def ñaan suñu maam nga xam ne Fat Diallo maa ngi koy nii moom la fi. waaw moom la fi suñu borom bàyyi. ma koy ñaanal yàlla guddal fanam. mu def ñaan après ku nekk dem. waaw d'accord Tarba naka nga dundee tey tabaski bi ci journée bi xëy suba teel dem jàkka ja dem jumaa ja rey xar mi comme que yow yëfi géwal la kër ga xam naa xumb na ñu def ko yëfi géwal daas paaka yi. waaw dañ ciy sant yàlla rek parce que loo fekkee daaw moom mu ñëwaat ren. loolu dañ ciy sant yàlla. day xaw a wéet nag parce que mère beeg paa bi bu ñu fi nekkul. xam nga kër gi day xaw a wéet kër gi day wéet. mais dañuy julli nañ ci jàmm. passé kook famille bi. vraiment xarit yeeg soppeek am di jàmm yi ñëw siyaar si ñu. mu nekk tabaski bu neex daal ñuy ñaan yàlla ñu yàgg ko teewee at yu bëri ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibro yow aussi il faut nga wax ñu naka nga dundee tey bisu tabaski bi parce que goneel banlieue moom comme man bu tabaski jotee moom avant tabaski bi pendant ak après yëpp dañuy nekk ci tabaski bi naka nga dundee tabaski bi tey. dañuy sant yàlla rek xam nga banlieue moom dafa xaw a metti ñun saa su ne guddi gi dañuy toog di déranger dëkkandoo yi di déranger lu surtout avant tabaski bi nii quoi maanaam léegi bisu tabaski bi nag si nga mën a profité baalu ñëpp ak xam nga kon bis boobu daal waaw di ñaan daal ñu koy fekkee ay déwén daal at yu bari c'est important bisu tabaski lii rek la laaj ñoom nag ay artistes la ñu dañoo chargé mais bàyyi nañu lépp lu ñu jàppoon tey ngir ñëw jàkkaarloog seen ay soppe jàkkaarloog sénégalais yi waxtaan ak ñoom aussi ci bésu tabaski bi Sidy Diop ci période Korité bi defal nga ñu 5 titres yu neex yoo xamante ni ba tey jii gars yi ñu ngi ciy taxamtuku mais nga génne ko ni da nga koy mayee gratuitement te loolu yombul ci artiste ak fi jamono ji toll ak fi musique bi toll à tout moment nga war di dugg studio di denc pour sa album nga génne ko ni da nga koy maye pourquoi choix boobu nga revenir ci tuuti ci idée bi. waaw morceau yi mën naa ni 32 morceaux la woon mais man maa ci jël 5 yi ma maye ko idée bi ni ma dikkee dañ toog dugg ci weeru koor gi ma xam ni 1 mois la ñuy toog di noppalu te noppalu xaju fi
comprends boo suñu borom bu la dimbalee ba nga am ay soppe yu lay béggee ñoo xam ne boo feebaree ñu seet si la booy jeu soirée ñuy ñëw dagg seen ticket passe aller retour di la jàppale bëgg sa jëmm ji man nag ñii man maa leen deseel ñoom deseelatuñ ma dara moo tax ma génne 5 bonus track yi génne ko ci album bi may leen ko gratuite wax dëgg neex yàlla may profité tamit di ci remercier waa Tivaouane ndax gis naa xam nga parce que so taalibe Cheikh yi ak waa Kaolack d'ailleurs sax fa laa war a dem suba incha allah lendemain tabaski fa laa war a jouer ci cœur de ville bu Kaolack waaw taalibe Baye yaa ngi ma fay kon suba da ngay dem Kaolack waaw incha allah waa Kaolack ñu ngi koy waaj bu baax a baax maa ngi leen di wax ne nañ teel a ñëw ndax suba moom 23h laa yéeg min nga cœur de ville bu Kaolack. non cœur de ville min naa ko. foofu moom yaakaar naa sa kër la. mais suba nag moom xam ay 1h laa doon yéeg sax 2h. mais suba 23h laa yéeg damaa bëgg fu 21h jotee. ah Kaolack gépp génn rang dem jënd ticket yi ma ñëw show way béggee fecc def chorégraphe ñibbi si. min nañu la ci loolu projet album bi ñu ngi ko doon dégg après bi nga génnee 5 bonus track yi. mais projet yi yaatu na. projet album bi exactement projet wu lan la ak exactement kañ nga ko programme pour génne ko. waaw album bi ñu ngi ci daanaka pare na defar nañ lépp mais dañoo am benn affaire bu ñuy nekk di waaj ba pare parce que dañu war a def tournée Amérique dañu war a dem Amérique def ay date bu ñu fa jógee doog ko tëjee Paris bu ñu jógee foofu ñibbi si doog ko nekk ci projet album bi génnee ko ak date boobu ma lay nëbb. d'accord man loolu yëpp xam naa projet bi nga xamante ni. dama rek la rek mu dem Amérique. laa man xam naa bi déglu ma man xam naa du ma ci yaatal lu bari mais tey incha allah dinañu waxtaan ci li nga xam ne moom moo di projet Amérique bi di tournée bi nga war a def ak projet bi nga xam ne moom moo di projet wu européen bi nga war a def aussi tamit di waxtaan ci li nga xam ne moom moo di album bi dinaa ci ñëwaat léegi mais El Hadj nga génne benn titre boo xam ne dafa doy waar actuellement di wuyu ma ñu commencé gis beneen c'est-à-dire beneen domaine ci El Hadj Keita par rapport ak waye kase ci style mbalax mbaar mbëfër njolli dugg fii génn fii mais flow bi nga commencé génn léegi exactement da doon nelaw ci yow wala. xam nga ñun on est des artistes ba pare parfois il faut innover c'est juste ça ñu xam musique fan la ñu war a mën a yóbbu ñu xam tamit lan mooy solfège moo tax ñu xool ci gamme yi nga xam ne gars yi bëri dañ ciy def hip hop ak R&B moo tax ma def ko style boobu laa indi quoi way ko ci mbalax ba pare dugal ci ay kaaw ak xale jigéen yi xam nga dañu bëgg ay kaa ma dugal ci kaa noonu la demee xam nga xanaa nga bañ gars yi dañ koy def statut te duñ ko exploité ma dugal ko ci bu baaxee ñu dem ma dugal ko ci pare indi VAR mais VAR bi moo jaaxal parce que actuellement VAR xew na. ñu ngi sax dañu naan VAR moo. non mais ku wax Neymar de la musique sénégalaise ba ma dugg see loolu nga ma wax. ku wax Neymar de la musique sénégalaise wax football. kon man foo ma laal ci touche football. nga mel ni VAR. yaa c'est juste ça. alors single bi projet la pour album wala projet la da nga ko boo xam ne da nga ko def rek pour sànni. si bien sûr. album la mi ngi waaj a génn incha allah. may nuyu Mbacke Dioum de passage di féliciter tamit tonton Ibou Ndour moom moo def musique bi macha allah di ko remercier bu baax di ko remercier bu baax di wax ni am na yu bari ñu ñëw daal xam nga rek ku yor du sa kër. d'accord gisoon nañu la fii nga dem ca bitim réew jot fi def ay clip plus souvent pourquoi ce choix nekk dem ba bitim réew tourner ay clip. non parce que boobu ma ciy remercier sunu papa président Manick Diop Chouch. sunu papa Youssou Ndour dañu waroon jouer foofu corridor bi moo waroon bokk ci corridor bi far G Martins ñëw Paris Mbacke Dioum yóbbu ma ne ma faw ñu dem defaale clip bi moo tax ma dem tamit def clip bi foofu defee ko Paris mais génnee nañ ko macha allah ban titre la. boobu mooy namm naa la waaw ma def ko featuring ak G Martins ak Hakim waaw ñi nga xam ni yàlla def na ñoom ay international lañ. yàlla boole mag ñoom featuring c'est pas donné à tout le monde moo tax loolu sax la quoi sant bu baax noonu la demee mais ñi ngi ci projet album bi ak Mbacke Dioum di ko déglu rek comme moom mooy sunu lépp. waaw moom mooy sunu lépp moom la ñuy dénk lépp. wallaahi noonu la demee. waaye Ibro yow génne nga titre yoo xamante ni
tey dafa lëmbee àdduna bi quoi boo duggee ci banlieue bi koo gis xale boo gis ma nga naan ay waay Samba wuy yaay Samba wuy yaa c'est-à-dire mënu ma ko way parce que du ma waykat mais bon li nga génnee dafa touché Sénégalais yi c'est vrai que xale nga bi nga ñëwee ak léegi yàggul waaye tey ñëw nga banlieue bi di la jàppale ñi nga xam ne ñoom di Mélomane yi di la accompagner Mélomane yi di la jàppale bu baax a baax exactement secret bi ba nga ñëwee rek Sénégalais yi accepté. waaw xam nga loolu moom sant yàlla la rek ndax maanaam gis nañ ko fi way ay 15 ans wala sax 20 ans te amul lii kon boo ñëwee rek def dara rek Sénégalais yi bëgg la. kon waratoo toog da ngay liggéey rek saa su ne di leen jox li ñu bëgg. loolu rek la daal. d'accord ay waay Samba bi nga wax ñu ci tuuti ñaata single nga defagum 2 single. non instant yi benn laa génne ko yeneen yaa ngi ñëw daal. benn nga génne ko. yii nii di traversé ni ay live la rek. d'accord benn nga génne affaire bi lëmbee réew mi carrément vraiment loolu nag dañu la ci féliciter parce que c'est pas facile mu def nga def single ñëw Sénégalais yi d'accord ñëpp accepté Sidi il faut nga wax ñu tuuti ci Ibro dikkam yow am na lu mu la def parce que am na lu mu lay fàttali bi ngay soogee ñëw Snapchat ku ko snap bi coow li bari xale yi naan xale bi. moom sama frère la. sama raq la. c'est vrai sama xarit la. moom tëllam daf ma fàttali sama début. ndax man mën naa ni morceau bi gën a tax ñëpp naan waa kii kan la. sa la woon. kooku jëloon greffage bi jël collier bi. loolu ay Snapchat parce que ay live la yoo xam ni ñun bu ñuy jouer mariage dañ koy enregistrer. de ce fait que da ngay topp ambiance mbedd mi. bokkut ak soirée ak dîner de gala ak yooyu. boo nekk mariage da ngay topp ambiance mbedd bi ku romb nga xool ko wëy ko ku ne sa ginnaaw nga wëy ko. ñu enregistré ko man sama bos noonu la demee woon moom tamit mu ñëw indi wu yaay Samba ma koy nuyu di nuyu tamit xaritam bële xaw ma lu mu tudd. mais jibi lu neex lay wax. moom daf may jox Pape Bara ma koy nuyu sama jumeau boobu. moom yàlla dafa dogal ni balaa muy débuté. dafa nekkoon ci man daf ma yàgg bëgg. ci télé laa toog. da daan ñëw sama programme sama xarit tamit bëgg ko. ñoom Baye Niass. Alaaji da daan ñëw sama programme taxaw seetaan ak ñoom Mama Seck. mi nga xam ne moom ay mbalaxal. yenn saa mu ñëw jël micro bi taxaw wax lu neex. ma ne ko booy yow da ngaa mën a wax. lii exploité ko. comprendre nga bëri na gars yu bëri yu taas yoo xam ne daa ko ñu ko taasu de. moom xam na li may wax. muy woy tamit lu neex. mais boobu mi ngi nelaw ci moom mais exploité wu ko. c'est vrai. comprendre nga moo tax ba ma jékki-jékki gis ko nag. mu commencé taxaw. bokk di jeu dama ci kontaan di ko ñaanal yàlla bonne continuation. merci beaucoup parce que fii ñi nga fi dajale yëpp ay ndaanaan lañ. El Hadj Keita macha allah Tarba Mbaye kon moom bu ñëwee tey jii ñëw xuusante ñëw toog. dama koy féliciter di ko ñaanal yàlla bonne continuation. surtout lan ngay wax ci loolu Ibro parce que c'est pas facile. en tout cas suñu fierté la. c'est vrai suñu fierté la surtout banlieue waaw suñu fierté la. ñu gis jeune bu jug di liggéey. parce que liggéey rek moo wóor. surtout waaw ba ma toogee sama papa Youssou Ndour mu ne ma loo bëgg ma ne ko nga conseillé ma. loo bëgg ma ne ko conseil rek. soxlawu ma dara. nga conseillé ma rek laa bëgg. ak fi ma toll ba nga fi tollee noo def. mu ne ma liggéey. c'est important Sidi moo la inspiré wala exactement lan la bi nga ñëwee rek c'est-à-dire flow bi ak dégagement bi ak ni la Sénégalais yi accepté exactement. maanaam man moom maa doon nit boo xam ne damaa yàgg bëgg aar. man moom damaa yàgg bëgg aar moom sama frère moo ma géel moo ma sekk. moom laa doon àndal dem si programme yi ay tarba yi nii dama leen yàgg seetaan man dama yàgg bëgg aar dama doon ànd ak benn doomu du Njaay Meng papa Meng. ma waraan jële suñu école di ma yóbbu daal ma dem daal xam nga ma dem daal ba affaire yi dugguma daal xam nga te maanaam nit ki ne maanaam li ne ci yow maanaam tôt ou tard dina génn. luy nelaw. waaw xam boo nampee ci weenu géwél moom tôt ou tard di nga way. am géwél nga. waaw sama yaay moom mooy géwél. waaw d'accord kon aar bi nekk ci yow da nga ko namp. waaw dama ko namp. d'accord bi nga ñëwee bokk di partager soppe yi commencé am fans yi commencé ñëw nga ñëw fekk ci sa mag yi daal leen gis daal leen dégg mu nekkoon rêve ci yow naka la def exactement. waaw loolu dañuy gën a sant yàlla rek. dañuy gën a sant yàlla. dañuy gën a sant yàlla bu baax ndax maanaam nit nekk na fi di waay ba sonn. te yegsiwul fii maanaam boo yegsee fii rek liggéey rek moo la war c'est que ñëpp jàmm jox mag ñi cër jox ndaw ñi cër waaw. Tarba yow moom bu ñuy wax ci yow dañuy fier parce que li nga doon da nga koo doon ci sa baay benn du ñu ni sax lan moo tax Tarba Mbaye dekk waykat dañu naan macha allah da nga ko doon ne ci sa papa di Alaaji Moustapha Mbaye bërki démb nga tëgg soirée concert bu mag
Grand Dakar ñëpp génn mu nekkoon deuxième édition bi boo wayee dañuy déglu dañuy béggee dañuy kontaan parce que li nga doon la naka nga dundee actuellement sa carrière ak ni la Sénégalais yi bëggee. waaw dañ ci sant yàlla. li may wax saa su nekk rek ñun dañoo am chance. parce que chance bi ñu am sunu papa yi fi nekkoon. amuñu ko woon. mooy da ngay génn rek liggéey benn affaire. presque adduna bi yëpp xam la. bu la ñëpp ràññeewul it ñi lay xam dina bari. te loolu chance la ci woykat. ñu ciy sant yàlla ba ñu génneeg léegi yàgg na yàggul. waaw te ràññee nañu ci sunuy morom. loolu rek sant yàlla la. ndax musique moom lépp li nga ci bëgg rek loolu nga ciy am. waaw ñi nga gis ñi ngi fi dajale yëpp daa ko ñu fee way. mais gëm nañu seen bopp am jom di liggéey sunu borom di leen fay. kon moom musique moom lépp liggéey la rek. te li nga ci bëgg rek nga ciy am. fi nga ci bëgg a egg rek ngay egg fi nga bëgg a yem ngay yem. ñu ngi ci sunu yoon ñu ngi liggéey di préparer. affaire yu bëree bëri am ay projets yu yaatoo yaatu. ñu ngi ci kawam nekk ci di liggéey. album bi fan la toll parce que single yi instant bi gars yi nee nañ doyal nañ ci. waaw single yi gars yi mën nañ ci bañ a doyal. non doyaluñ ci parce que ba ma gëjee génn single yàgg na. ba ma gëjee génn single yàgg na maa ngi studio di liggéey sama album. d'accord. am na sax benn morceau bu ñu bëggoon génn ci tabaski bi. mais sama producteur dafa am plan de communication bu mu bëgg a liggéeyee sama album. instant bi sama album pare na. mënoon na génn suba mais dañoo nekk di xool ban plan de communication la ñuy teg. pour après album bi ci loolu lañ nekk di liggéey. mais xam naa bu ñu paree ci tabaski bi rek. dinañ toog teg lépp ci table bi. génn jox ko Sénégalais yi wax leen ni nii lay demee ak nii lay demee incha allah. mu am benn morceau boo xamee daf may fàttali Youssou Ndour ak Moustapha Mbaye bi ñu àndee duo ci li nga xamee moom moo di la ñu woyoon yonent bi nga def ko yow ak sa papa morceau bi ci après Korité bi morceau bi toj c'est-à-dire ku déglu wala ku gis da nga naan Dony pourquoi da ngay gis la baayam defoon ak Youssou Ndour yow yaa ko inspiré wu wala sa papa moo inspiré wu foofu. waaw man sama papa dama xam ni moom yonent bi rek la bëgg. waaw te moom dafa fier ci man. di ma jàppale ci biir di ma jàppale ci biti. ma xam ni nag moom mënu ma koo defal lenn lu ko gën a neex lu dul ma wayal ko yonent bi. ma bind sama way invité ko ñu liggéey ci man ak moom. mu bokkoon ci sama album. ñu ñëw ci période weeru koor nga xam ne jullit yëpp dañuy woor. di ci jaamu yàlla. man yi sama producteur pourquoi pas ñu génne morceau bi jox ko Sénégalais yi ñu wooree ko ñu jox leen ko seen suukar. kan moo bind way bi. man maa ko bind. d'accord. maa ko bind. même paroles yi Moustapha Mbaye utilisé. paroles yëpp man maa ko jàngal. maa ko bind parce que boo xoolee sax sama papa du woyee foofu. du woyee foofu benn style la ñu woy man ak moom. d'accord. maa ko bind jox ko. moom mu gëstu ko tamit. yokk ci ay bagages am xam nga góor gi ndaanaan. ndaanaan la. léegi man ni sama producteur nañ jël morceau bi génne ko ci koor gi. mu bañoon sax ni moom du ma génne single day bàyyi ba album bi yëpp pare ñu génnendoo album bi. ba mujj gi à la fin mu d'accord ci man ci loolu. mu tourné vidéo bi jox ko gars yi seen suukaru koor. d'accord Grand Dakar bari lool ay ndaanaan Grand Dakar bari lool ay waykat. tey nga ñëw Grand Dakar yëkkati la toj la teg la fu kawee. naka la def exactement ak concert l'union fait la force. waaw concert l'union fait la force dama ko def pour Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie parce que Grand Dakar moo jur ñaari tali moo jur Biscuiterie ñu defoon ko daaw tamit mu amul réussite Grand Dakar ñaari tali ñëpp génn loolu nekk loo xamante ne dañ doon toog ci di ko seetaan ci écran yi ma ne pourquoi pas ma leen koy indil fii mu ñëwaat nag ren ma defaat ko ñu am ci tamit lu kawe suñu njort man Grand Dakar ñaari tali lépp lu ma fa am rek mérite la parce que man seen doom laa man fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee te ba ma juddoo ba léegi mosuma faa génn ma passé fa sama enfance yëpp ñii may seen mag ñii di samay mag ñii may seen doom kon ñoom nuñ ma def rek dafa war parce que man sama lépp Grand Dakar la man boo nee Grand Dakar rek sa xel day dem ci Tarba Mbaye ndax dama fier ci dëkk Grand Dakar ñoom tamit lépp lu ma leen jox rek ñu delloo ma ko boo xoolee Grand Dakar dafa joué lu bari ci sama carrière Grand Dakar ay affaire waykat ak yi tax mosuñu koo gëm te boo ñëwee Grand Dakar ba gis nañ ma def da ngay xam ni ñii téye nañ seen doom c'est vrai ba lépp lu mu mën a am ci àdduna rek fa laa koy delloo ma leen di nuyu de passage di leen baalu ak parce que sonal naa leen trop gars yi lu ne lañ fay def di fa bruweeg xam nga ndax sama jëmm ji may baalu ak bépp doomu aadama bu dëkk Grand Dakar ñaari tali benn tali maa ngi lay nuyu di la baalu ak di la tàllalaat samay loxo di leen xamal ne seen doom laa
sama ndam seen ndam la. luy naaw a neex a sànni. luy naaw a neex a sànni loolu leer na dégg ngeen ko Sidi il faut que ñu waxtaan tuuti ci projet yi laata ñuy jouer benn morceau pour neexal plateau bi tuuti def nga fi Grand Théâtre def nga fi ACAPES def nga fi yu bari salle yu bari joué nga fa ba récemment joué nga Sorano exactement projet yi fan la toll ak lan la ñuy xaar ci Sidi actuellement man boo waxul man dinaa wax. non. da ngay wax ne boo waxul man dinaa wax parce que man xam naa ni mu demee Sidi def nga fi ay tournées yu bari def nga fi ay tournées européennes yu bari yoo xamante ni def nga fi Angleterre def nga fi Espagne def nga fi France def nga fi c'est-à-dire Allemagne. bari na yooyu yëpp romb nañu ko am na yeneen yu war a ñëw da ñuy wax ñu xam. waaw bii pa mooy li ma la wax léegi bii pa Amérique la ñuy dem bu ñu jógee foofu doog a. tournée américaine waaw tournée américaine bu ñu fa jógee doog a def. Paris defuñu dëkk yi nekk foofu yëpp mais dañu def Paris rek après bu ñu ñibbisee nag doog a waaj benn date boo xam ni. dafa date bu spécial la date phare la mais dafa am beneen façon communique parce que léegi date yëpp day jékki rek jaar télé mais date bi dañoo bëgg mu am suspense lan moo xew. fan la jëm moo tax date boobu noonu ñu def ci code di xaar ba mu waaw ñu def ci code di xaar ba mu gën a jege. pourquoi mënoo ko décoder tey ci plateau bi. waaw xam nga fii moom wax dëgg neex yàlla sama télé la. waaw loolu dafa leer. loolu moom dafa leer boo waxee boo waxul may nuyuwaale Boubacar Diallo. sama mag jooju et di am tamit fierté bu mag bokk ci première tabaskiwu ITV. loolu fierté la ci ñun aussi. vraiment fii ñi fi toog ñëpp war nañ mën a fier ci loolu. c'est vrai waay ndaxte Boubacar Diallo liggéeyal na loolu Sénégal ba kum ci yëkkati téléphone am woo la rek. nga bàyyi sa yite vraiment ñëw suñu mag suñu xarit ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla. may ko ci projet mi lu kawe njortam waaw en tout cas ñi ngi liggéey album bi. léegi projet boobu nga ñuy wax naan da nga ci def suspense album la wala spectacle boo war a def. wala lan la exactement. dogo mi dëgër na boobu wax nu rek parce que dañoo bëgg a xam dañoo bëgg a xam El Hadj parce que ñun lii la ñu am ci yéen ngeen am événement ñu jàpp ci ngeen am. Non dañoo bëgg a xam rek El Hadj. waaw léegi jàpp ci rek wax ma benn rek. dañuy dem VAR de. non voilà bu ñu bañee rek ma dem VAR man parce que VAR yaa ngi nii tege damay bàyyi Ibro xoolal ma foofu. Tarba xoolal ma foofu rek ñu gérer ko bon lan la exactement la ñuy xaar ci projet boobu. waaw benn spectacle bu mag la mais dañoo bëgg Tarba dafa wax lu am solo nga lu nekk rek dafa am ak communication. buñ koy defee. parce que trop de communication ça tue. loolu dañ la koy jàngal boo nekkee école. communication bu bari day rey. moo tax dañoo bëgg a bàyyi ba date bi def ay 3 mois 2 ñu doog ko songu génneendoo panneau yi génne affiche yi doo ko wax Sénégal nag fan lañ jëm mais pour l'instant ñu ngi ci projet kii bi album bi ak benn featuring boo xam ne war na génn mooy bañ demee Mali. ak Sidiki mais boobu ba léegi dañ ko téewoon parce que moom moo nekkoon ci ay tournée yi mu doon def. ak benn featuring boo xam ne war nañ ko def man ak Sidiki mu génn bu génnee ñu doog a génnee album bi Sidiki Diabaté waaw bu génnee ñu génne album bi doo ko wax sénégalais nag fan lañ jëm. d'accord incha allah doo ko wax sénégalais yi fan lañ jëm. ma bëgg su côté régie ñu préparé moom benn morceau Ibro Nadio bu ko defee juste après ñu doog ci ñëw léegi Ibro sa relation ak yenn artistes yu bari surtout sa mag yi nga xam ne fekk si nga leen naka nga ko dundee. waaw loolu moom dama ciy kontaan rek. ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. te boo ñëwee ci dara fekk ci say mag. da leen jox cër. di taxaw seen ginnaaw rek di leen déglu. loolu rek la dama cee kontaan. c'est vrai ñan ñoo lay inspiré ba tey Ibro gën a am expérience ci côté musique. maanaam fii moom tey jii ko fi waay moom. daanaka Youssou Ndour a tax nga bëgg. waaye ça c'est vrai. dañ dëpp nga bëgg waay. Youssou Ndour a tax nga bëgg waay ñu bëgg playback benn morceau bu ko defee ñu àndandoo ci ñun ñëpp ensemble Sidi Diop El Hadj Keita Tarba Mbaye Paros yéen ñëpp bu ko defee ñu mën cee bëgg léegi ci kanamu télé bi playal ma morceau bi bu ko defee Ibro Nadio xaw a yëngal fii tuuti ñu neexal ko bu ko defee yéen a ma gën a xam xale bi nag il est dangereux. su ma jaar bi taxaw wane waale sama dara. Say get to sourire, mon amour.
nga fa yow fu ne nga war nga fa waaw dam laa déggal loolu yow mbaraku kun mbaraku ndaj mbaraku kun mbaraku ndaj yow mbaraki jëriñ daj da mbaraki jëriñ mbaraki jëriñ mbaraki jëriñ daj da mbaraki jëriñ mbaraki jëriñ yow jablab labab le Maguette Faye ay waa jablab labab le Maguette Faye wu yaay jablab labab le Maguette Faye aba masaxin naas yow li jom masaxin naas yow masaxin naas danga naan wax jëf liggéey moo am na lu fi xew ma dana ko wax loolu jaajëf waay merci beaucoup lii nag moom mooy la musique sénégalaise li mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo di la crème de la musique sénégalaise Ibro naka la lay def exactement tey nga way sa mag yi sa ñëpp taxaw di feccandoo ak yow. comme li ma la wax rek dama ci kontaan ndax lii maanaam lii xaw ma na la ko tubaab di waxee dama xawul jàng nag mais lii dafa neex lii dafa neex c'est la famille c'est extraordinaire. waaw c'est la famille lii dafa neex. c'est extraordinaire El Hadj naka nga dundee morceau bi. non morceau bi dafa nice ba pare borom baax la mën na am lépp ci aar. aar baaxal yaatul. di nga am lépp ci àdduna. loolu képp la. loo war a def rek def ko. boo joxee cër ñi la mag. fonk say nawle rek. suñu borom da lay jàppale. boo fonkee say nawle rek. te fonk nañu jox nañu cër. maguñu ko. parce que musique amul âge. musique amul âge bu fekkoon musique âge la rek. kon ñoom ñëpp maa leen mag. mais musique amul âge. musique xamalal la. liggéey rek. liggéey képp. vraiment El Hadj loolu rafet na tax ba lan ngay wax ci exactement ci li nga xamante ni témoigné na ko ci Ibro. waaw Ibro ñun suñu fierté la man su ma ko gisee muy doxal dama ciy fier. parce que xam nga boo nekkee ci yoon di dem. yoon bi metti koo dajal ci yoon bi rek xamal ni jàmbaar la. te musique dafa metti boo nekkee xale nag di ci bay sa waar suñu borom di la suturaal nit ñi di la dégg. duñ def loolu di la encourager. surtout moom sama partenaire la. parce que man ak moom dund nañ lu bëri. waaw dund nañ lu bëri mu yàgg trop. maa ko mag nag. mais fekke naa lu bëri ci carrière am. muy nekk yàgg bëgg aar. yàgg topp aar. kon bu nekkee di liggéey suñu borom di ko dimbali. lépp lu mu am rek da ko cee mérité. parce que yàgg na ko dund quoi. te kon bagage yi moom li ma la wax sànq rek lépp li nga ci bëgg rek loolu nga ciy am. mi ngi ci yoonam ñu ngi koy ñaanal tey lii c'est pas facile ñu boole la crème de la musique sénégalaise ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo téye musique bi. musique bi ci seen loxo la nekkul ci beneen loxo te tey sama diggante ak yéen ñi ñëpp xam ngeen ni mu demee man awma xàjj ak seen ci kenn tey bu ma la doon way nga wayal ma benn wayu kenn ci ñii ban way nga may reprendre. waaw ñoom ñëpp dama leen di déglu. kon ñoom ñëpp mën nga way seen way. damay déglu Sidi. damay déglu El Hadj damay déglu Ibro. man moom man ay way rek laay déglu. man xale bu ndaw a ndaw kuy doog a commencé sax bu génnee tey morceau tey. boo ma ko laajee man la déglu naa ko. d'accord léegi pour juste seddal xolu fan si Sidi Diop seddal xolu fan si El Hadj Keita seddal xolu fan su Ibro Nadio waaye ñu benn morceau rek reprendre ñu ci kenn ci ñi. comme El Hadj nee na jigéen bul ko saay saayee jigéen duma ko toroxal jigéen la ayron ko waaw jigéen bul ko saay saayee xam nga lii dafa rafet El Hadj Dóor Fayu la waaye ko benn way Dóor Fayu waaye ko benn morceau rek wala la nga wayal ma wayu Sidi bu neex benn reprendre ma benn morceau Sidi bu neex. Si j'étais la mer, j'amènerais les vagues. ay waay loolu mën na waa rek. Sidi bu ma doon reprendre tey ci ñii kan nga may reprendre. mais ñii li tar ba wax léegi fii ñi fi toog ñëpp dañuy dégloon tey te gars yi dañoo ñàkk ki ñaan dañu baax man damay déglu ñi fi toog ñëpp Tarba Ibro El Hadj man lépp lu neex sama téléphone maa ko moom sama connexion maa ko moom lépp lu neex rek dama lay déglu
nga dugg ci internet man daal waaw man daal xam nga lu ma mënut. lu naqari. su ma dégloo moom tuuti lu naqari rek du ma ko eggali. mais bu neexee rek dama lay déglu. te fii mën naa ni kenn ku nekk bu ci teewee woyu moromam. nga xam ni ñëpp waaye gaa yëpp ay ndaanaan. ay ndaanaan ngeen dama bëgg nag ñu confirmer ko nii ci plateau bi ngeen def benn duo ci seen biir bu ko defee producteur bu toogee. Dogo kañ nga ñuy bàyyi. da ngeen def benn duo tey yéen ñëpp da ngeen def benn duo ci plateau bi tey producteur bi toog xam ni carrément. man nii damaa soj de man damaa soj. yéen ñëpp ay wax voilà je sais pas dama xam kan mooy ubbi kan mooy déclenché. Ibro comme que moom mooy rakk ji. man dama ñoo tey ñu ko jox mu ubbi. Régie. ñëppay dugg. Régie. ñëppay dugg. Régie. si c'est bon. Régie am nga sëñ Babacar Si. déedéet ubbi rek comme que yaay rakk ji kay ubbi. ñu accompagner la je sais pas ba xam wayu traditionnel la wala wayu moderne la wayu akas sikar wayu sikar la ñu koy Dogo man tamay sikar waaw. Dogo sikar Dogo dañ ko def sikar ubbil mais Dogo sikar leen sikaral yow sikar Dogo sikar ak ayab kii mais Dogo fii ñi fi toog dañu lekk xar. da ngeen a lekk ba suur biir fees mais léegi da ngeen nekk téléspectateur dégel kii Dogo Faly way naa la fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe da daake ya daake fu ma yendoo may sa tebi jaar yaa moom gale be yow Dogo yaa lal say basang lal say basang yaa lal say basang woon daan naa ni ñu wayal la ñaala gi naa ko daan jaar man di bëgg naa ko man de bëgg naa la man de nu naa la waaw Dogo Dogo Faly ay sama waaji na fekk mat waaye si di yaa ngi may teewal tambe waaw ñëwal ñaala gi naa ko daan ay waay Dogo Faly ma wa joor kumba sama yaay jaloor wurut naa la la kon xale bi la yaarul yaarul yow yarul boo yaroo am yàlla am yooneen Dogo Faly ma wa jur kumba samba yaay jaloor Dogo mi ci mbir góor yi sa maam mama xëri sa faal lu waay doonu dere lay doon ci yow ba say ngongu jug yaa doon say maam Dogo yaa lal say basang biri maag may sa tënd yaar yaa dugal barke Serigne Touba non Dogo. da ngay way Dogo gaay woo nañ lépp Dogo kontaan naa barke Serigne Touba. kii ba may taseeg moom dafa am luñ ma wax ci suuf ñi mu nekkaloon ci tabaski bi dafa am lu ko dal ci tabaski bi te xamoo si woo léegi ñaan la fi permission dafa am lu ko dal ci tabaski bi ñaan la fi permission dafa lekk yàpp ba pare teg ci El Hadj mën nga bëgg mën nga bëgg a dàqante leen ni dama fër ah maanaam boo bëggee conclure mën nga bëgg a dàqante leen dama fër. alors bon juste lii dafa nekk yëfi ndaanaan ay ndaanaan ngeen kenn ku ci nekk bu toogee ak sa morom buy way da ngay sax daanu parce que exactement talent bi nekk ci sa morom talent bi nga xamante ne yaa ngi koy partager ak sa morom plus souvent naka ngay def boo gisee El Hadj Keita way ba dugg fenn fii sa yaram daw. waaw kontaan bu baax a baax ndax liñ fi def nii rek dafa neex ci xol. El Hadj macha allah. ndaanaan la macha allah je touche du bois. sama rakk Ibro. ndaanaan la. Sénégalais yi fi ñu toll nii ñëpp géwal lañ. kenn mënu leen a nax. lu neex xam nañ ko lu neexul xam nañ ko. Tarba Mbaye macha allah bu woyul tooñ. ndax kuy sa baay moom papaam. fait partie des meilleurs chanteurs d'Afrique. moom papaam. il fait partie des meilleurs chanteurs d'Afrique. ndax boo ne Moustapha Mbaye Sénégal gépp xam nañ ko. mu yàgg woy Seydina Mohamed di ambassadeur Seydina Mohamed. ba barki Demmo Ndiaye ma def benn morceau Seydina Mohamed woy ci Cheikh Mohamed Abdoulaye Thiam ma koy nuyuwaale bu baax sama papa mu recevoir ma këram waaw teral ma. te naan ma commencé gu ma daal papa xaw ma foo jëm ak man. ma jox de añoo la ma wax añoo. ma lay ñaanal yàlla nga gudd fan wéer ambassade Seydina Mohamed boobu kon gars yi ay ndaanal lañ liñ fi def neex na trop man ma leen di déglu rek fi ma toog nii.
lu ne def naa ko. waaw sama xol neex na. alors Tarba musique bi tey fi mu toll yow ak sa génération naka ngeen koy dundee. waaw ni ñu koy dundee mooy di liggéey rek. nekk ci waar wi. comme ni ma koy dundee ni ko sama morom yi di dundee di jouer suñuy spectacle. waaw sunu borom di ci teg loxo nag. sunu borom di ñu suturaal. xam nga musique moom dafa metti musique moom daa metti musique cofee rek moo ñu ci bàyyi. ak bëgg ak soppe yi. mais musique moom dara yomb ci lépp dafa metti te lépp ay frais la lépp ay moyens la. te ñun lépp li ngay gis rek ñoo koy defal suñu bopp. muy metti trop mais dañuy jàpp. di xam ni ku nekk ci yoon moom. boo bëggee egg da ngay ñeme yoon bi. c'est vrai di ñaan yàlla rek suñu borom. di teg ci ñun loxo. te nit ñi di ñu ñaanal tamit parce que ay xale lañ. ay xale lañ amaguñu dara ci musique ñun ñëpp ñu fi toog la ñu bëgg ci musique kenn amagu ko ci. kon ñun ñëpp ay xale lañ nekk di liggéey. di ñaan yàlla suñu borom teg si ñun loxo. d'accord mu bëgg ci côté régie ñu programmel ma benn morceau bu El Hadji Keita wuyu ma bu ko defee ñu mën ko playback léegi parce que morceau bu bees la bi mu génne ak léegi def na 3 jours de cela lan nga ñuy wax tuuti ci morceau bi. bi mooy premier single bi rek. d'accord may ko gars yi ci tabaski bi. d'accord ndéwénal seen ndéwénal. seen ndéwénal la ñu leen di jox léegi bu ko defee ngeen mën ci béggee di wuyu ma si c'est bon léegi ñu àndandoo ak El Hadji Keita le Neymar de la musique sénégalaise. Bëgg naa bu coow ma tee defal bin bin. Bëgg
xam ngeen lan la kenn duñu sa morom ba attan na leen ñu dem vai 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 Vraiment, une très belle chanson vraiment morceau bi dafa nice torop man dama koy enjoy dama nangu vraiment ci morceau bi nga xam ne moom moo di wuyu ma si di morceau baa ngi daw yaa ngi yëg lu bari. non si waaw vraiment dama kontaan fi ma taxaw. man bu may déglu dara mu neex sama ay tànk lay jàpp. sama xol bi sedd guy. man sama temps yi bépp musique laa koy déglu. damaa bëgg musique dama bëgg lu neex. d'accord. démb laa déglu morceau bi. ay 3h 4h du matin. mu neex trop moom yàlla dafa dogal ay xaritam nekk samay xarit bëgg ma ku ci mel ni jumeau Aline Fall. man tamit sama ay frère sama ay bakkan ñoom Baye Niass Géeki. xam nga Baye Zal ñoom Pape Bara ñoom tamit ñu nekk ay gayen fi ma taxaw sama xol mi ngi sedd guy parce que da ngay gis ni musicalement léegi rek balaa émission bi commencé nee naa ko kan moo def marimbaay ndax man musique kenn du ma ci nax nee naa kan moo def marimbaay mu ne ma diw te diw moomu mu ma wax mënoo ko génnee ci musique Sénégal ndax son bi mu defee marimba bi marimbaawul sax fi nit ñi marimbaay feneen la nekk loolu nag moo indi beneen touche bi ma déglu ko ma gis ni ah El Hadj mi ngi góorgóorlu moo tax dem ba ma dégloo affaire bi mu nice trop texte bi nice technique yi du sax texte rek mën nañ laa jox texte bi dàq ci àdduna te doo ko woy te musique technique la ak harmonie te harmoniquement musique bi dafa neex techniquement parce que am na loo xam ne tey ji mën nga ko romb te loolooy musique bi xaw ma lim naan ti fekk tu me rends dingue xam nga loolu noonu il faut que nga déglu ko pour comprendre bu baax nga xam ne lii technique la parce que moom li mu joué voice am li mu joué la harmonie di joué moom la syncope yëpp di joué mu nekk lu nice ma ko ci ñaanal yàlla na ci am lu kawe njortam ci barki Seydina Muhammad. d'accord li mu wax Sidi ci côté harmonie ak techniquement ni nga chanté ci morceau bi naka moo lay wan ni gars yi ñu ngi job parce que boo liggéeyee rek yow da ngay xam ne li nga liggéey doone baax na mais da ngay gën a yokk da ngay gën a yokk parce que loolu ça fait plaisir Sidi borom baax la te liggéey rek kay fay. c'est vrai boo liggéeyee rek suñu borom da ciy teg loolu loxo liggéey rek morceau bi yow en tant que chanteur naka nga ko gisee parce que single bu bees la bi nga dégloo léegi apprécié nga fi nga taxaw am nga loo yëg. bon dëgg parce que morceau bi moom maa ngi ko doog a déglu mais ma ko dégloo moom wax dëgg yàlla dugg na ma ko waaw parce que lu neex moom maanaam nit ki booy dund musique rek boo déggee musique pure dégg ay way pure rek da lay dugg mais nice na trop macha allah. d'accord musicalement naka nga ko gisee. nice lépp nice. d'accord yow moom jumeau nga quoi suñu la laajee da nga naan lépp nice mais dama bëgg rek kuy wax loo xamante ni bon instant bi am na loo yëg exactement. da ko statut moom du ma wax lépp nice. d'accord. parce que man ak moom. sama diggante ak moom. du diggante waykat ak moroomam. moom sama xarit la. te dañuy partager man ak moom ay loo xamante ni hors musique la bokkul si musique. moom sama da ngeen di mayante gel dégg naa xam nga xarit da ngeen di mayante gel dégg naa. maa moom lépp la ñuy def maa moom poos sax ñoo ko bokk. da ngeen di mayante gel yéen ñaar. poos ñoo bokk lépp est-ce que bokkoo leen gel sax maa moom rusuñu lool ci caméra yi maa moom sama lépp. d'accord je blague. am naa sañ-sañ ci moom boo xamante ni ñi muy nekkal di ko liggéeyal ndoog moom sax amul sañ-sañ boobu amuñu sañ-sañ boobu ci moom. dama koy gis muy def lii ma ne ko lii baax na lii baaxul te lépp lu ma ko wax da koy def. moom tamit noonu. morceau bi mu nekk morceau bu nice. comme ni ko Sidi waxee. ki ko liggéey tamit di ndaanaan. kooku lu mu teg loxo moo gën lu mu teg loxo. muy Ibou Ndour di sama frère ma koy nuyu de passage. mu nekk morceau boo xamante ni moom dafa am facilité ci ay way. parce que El Hadj moom mun na wayee nu nekk. moom mun na way ci style bu nekk. loolu suñu borom defal na ko. morceau bi nekk morceau bu bëri technique. texte bi rafet. musicalement ñu tëggal ko lu neex a macha allah. ma ko si ñaanal sunu borom lépp lu mu ciy séntu rek. sunu borom defal ko ci. defal ko ci yàlla na nekk it bu ngand. mu nekk morceau boo xamante ne day wër
partout dans le monde. amiin amiin di ko ñaanal suma frère Ibro moom it di ko ñaanal Siri. amiin xam nga lépp lu ñu def rek. suñu borom teg ci loxo ba ñu am ci lu kawe seen njort. ci barke Seydi. boo toggee ba ñu naan ñii du ñu partager ensemble. c'est vrai que ay yéen a bokk benn génération ay xale ngeen. mais boo toggee ba ñu naan Ibro ak Sidi du ñu wax wala Ibro ak El Hadj Keita du ñu wax wala affaire yooyu exactement nu ma lay def yow. non gëwuma loolu man moom xam nga man ku nekk ak sa gëm-gëm. man gëw ma ni diw ak kii lii kii lee. man tam ndax man aw ma kenn problème. aw ma kenn xaar ma yàlla. peut-être même bu gisee bu dul am wala déggante bi dul am ndax ku nekk yaa ngi ci sa coin di liggéey. te ku nekk tamit sa waaru bopp da laa doy. mais fépp fu ñu dajee comme ni ñu dajee nii dañuy kaf di foo di ree mun naa wax sax Sidi wala ma wax El Hadj wala ma wax Ibro loo xamante ni danga naan ñii fan lañ ko sekkee parce que jàmm lañ sekk fu ñu dajee dañuy sekk jàmm mënoon nañ fa bu problème amoon bu ñu fa dajee man ak Sidi mun na téye boppam ma téye sama bopp wala Ibro ak keneen téye mais problème amul dara amul te problème sax mënul am parce que ñun ñii ñëpp kenn yàqul dara sa morom kenn yàqul dara sa morom man ñii ñëw ci man ñi may tax a jóg duñ dem ci El Hadj duñ dem ci Ibro duñ dem ci Sidi ñoom man lañ bëgg ñi bëgg Sidi lañ bëgg ñi bëgg El Hadj lañ bëgg am na ñoo xamante ne man kase maa leen di génne bu Youssou Ndour tëgg sax duñ dem kon kenn yàqulul sa morom dara ku ci nekk yaa ngi sa coin di liggéey sunu borom di la wërsëgalee waa di ñaan yàlla rek sunu ànd bi rafet xam nga ñëpp yéenante seen ku nekk yéene sa morom jàmm ku nekk liggéey li ngay liggéey sunu borom def ci barke. d'accord Sidi yow lan ngay wax exactement ci loolu parce que coow li dafay bari des fois ñu dégg ñu naan diw ak diw il faudrait que yow en tant que porteur de voix nga dalal xelu sa ay soppe. mais diw comme kan ak kan. non je sais pas parce que sénégalais yi ñoo koy faral di wax xam nga sénégalais dañu bëgg ay waay voilà sénégalais dañu bëgg ay rumeur. donc xanaa da nga bëgg extrait boo dagg. waaw mais ñan ñooy diw. je sais pas mais bon fi may waxee mooy. que sénégalais yi. non dama leen mbalak rek. d'accord dama leen mbalak rek mais loolu moom xam nga yooyu mënul ñàkk ci dëkk. xam nga dégg naa ci dogo lii dégg naa ci lii yooyu mënul ñàkk. mais ñun bu ñu dajee ñun ñëpp bu ñu toogee. bu ñu waxtaanee nga xam ne ñii ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay. ak suñu frère ñun ñëpp. xam nga rumeur yi nag bon nit ñi man bokk wax dëgg yàlla musuma ko dégg. te su ma amoon leen lu ma ci dégg dinaa yëkkati sama téléphone woo ñii ñu fi toog. wala que ça soit mu nekk Pape Diouf que ça soit mu nekk Waly man ku ma ci bëgg yëkkati sama téléphone woo la dama lay woo dañuy gisante dañuy waxtaan dañuy sottante ay xalaat dama lay wax da nga may wax mais bon ñii ñi parfois xam nga nit moom mën na manqué lépp sauf lu mu wax mën nga manqué dépense dem uti ko mën nga manqué koo waxtaanal nga dem ci gars yi grand place mais toog ne aw ma lu ma wax loolu amul te ba àdduna di tukki du am kon nag nit ñi il faut nga leen di bàyyi tamit ak seen liberté d'expression ñuy wax mais ñun heure bu ñu dajee rek yaa ngi gis ne mi ngi nice man ak El Hadj dañuy waxante man ak Tarba Ibro ak yeneen artistes yi fii peut-être ñoom ñoo fi toog moo tax may tudd seen tur ak ñeneen ñoo xam ne bu ñu dajee tamit noonu lay demee bu ñu dajee ci tali bi ku ne da ngay wàcc sa oto bëggee sa moroom après nga avancé waaw dëgg la dinañ toog nag lu yàgg duñu gisante parce que kenn ku ne yow xam nga ma man du ma génn man moom su ma defee li may def ba dugg sama néeg li ci des yëpp sama téléphone samay liggéey studio ak toog ci gars yi ataaya man dama bëgg ay toog mbalak waaw man dama bëgg ay toog mbalak ànd xale yi koñ ba xam nga boo ma fekkee sax ay xale rek laay àndal gars yi bu ñu ñëwee ñoom ci liggéey bi man ay xale rek laay àndal man noonu laay def du ma génn mais nag heure bu ñu dajee rek day rafet loolu mooy wane sa modestie en tout cas dañu la ci encouragé bu baax lii mooy wane ni Sénégal ñëpp benn lañu que ça soit muy artistes yu mag yi nekk ci kaw wala ñi nekk ci suuf wala ñu yamambaay yi wala ñi bëgg a ñëw wala ñi ñëwagul wala jeune talent yi ñëpp benn lañu kenn ku ci nekk mi ngi bay waaram ci liggéeyam la preuve Sidi Diop mi ngi dem ay tournée internationale yu bari mi ngi dem di tukki ju fu ne di dem di bay waaram ci bu baax di wax waa Amérique nañ préparé non loolu dañ ci wax dañ ci yaatal léegi loolu dañ ci yaatal projet yëpp kay ñu fay dem d'accord ma leen wax nañu waaj bu baax sama frère nga fa frère El Hadj Boucher frère Tarba kooku mooy Ketchup
Ketchup ñi may wax leen. may wax waa Amérique nañu waaj bu baax a baax a baax. dinañ ci yaatal li aussi koo xam ne daf may jàppale. bu baax a baax muy Mamadou Yatassaay borom Aquaterra ndox mu neex bi te xew ci jamono. sama papa sama xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu aussi tamit Bamba. ndax depuis boobu ba léegi amaguma occasion wu toog fenn remercier ko. mooy ñi ma doon jouer Sorano la maison des gardes-côtes du Sénégal. maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko béggee di ko féliciter. ndaxte ku sote kër yëpp ñëw ba sama kër toog ak man ne ma garde-corps yi dañuy def seen fête te yow laa bëgg nga tëgg ko loolu ça fait plaisir ne ma am na benn boy bu tudd Ibro day woy ba xam mën naa ko ci dugal ma ne ko mais def ko ci ndaxte ndaanaan la mi ngi ci yoon te li muy woy neex na mu ñëw fa moom tamit jour boobu def fa lu neex ànd ak ay xaritam woy fa lu neex Bamba maa ngi koy remercier di ko féliciter waaw di wax ni yàlla na ñëpp am jàmm di dugg tamit Tarba ci prison yi am na ñoo xam ne dañ faa nekk di ñu béggee te defuñu yàlla li tax ñoom ñu nekk fa ñun ñu toog fii ñu ngi fay dugg ñun ñëpp ci turu woykat yëpp di leen nuyu di leen ñaanal yàlla tabaski bii yàlla na leen fekk seen kër même bu sax lépp mënul nekk waaye yàlla na yàlla suturaal ñi ci bari ba ñëpp delluwaat seen kër te bu ñu génnee yàlla bu ñu fa dellu ñu tëdd ci hôpital yi di ñu bëggee balaa tabaski bii di ñëwaat yàlla nañu wér goo xam ni day kawe sax seen njortu ak ñi nga xam ne dañoo am feebaru poche yàlla na seen poche yi wér waaw yàlla na poche yi wér dogo waaye feebar poos ay temps yi dégg naa dalu ko dogo mi feebar poos moom dégg naa temps yi dalu ko parce que fu mu toll nii balaa ngeen a génn fii ñëpp di ngeen ma jox sama ndéw nag 50 000 200 000 rek graaw mën naa ko mayaat sama technicien waaw per Diop la rek bon lii mooy Sénégal lii mooy li nga xamante ni lii la ñu bëgg ci artistes yi c'est-à-dire bu ñu boolee lii du kenn ku ci nekk la mu defoon ci boppam loolu moo am c'est-à-dire dañu leen di wan ni leen ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn ku ci nekk mi ngi bay waaram ci li mu war a def kenn ku ci nekk mi ngi bay waaram ci li nga xam ne moom moo di musique bi nga xam ne moom lay def en tout cas dañu leen di encourager bu baax ci loolu la ñuy profité daal di déglu beneen titre muy Sidi Diop waaw da nga doon wax léegi-léegi ci affaire prison yi ak ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ak yooyu ci la ñuy dégloo le morceau bi nga xam ne moom moo di Talibé Cheikh yi pour ñu njukkal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di Talibé Cheikh yi Talibé Cheikh yi bi nga leen waaye réew mi yëngu na ma ñëw réew mi yëngu na parce que man dama yàgg Tivaouane fa laa defee Kébémer laa duggee école fa laa defee primaire ba ma jógee fii sama waa famille bañoon rek ba ma nekkee xale may woy xam nga ñu jox ma sama benn tante bu tudd Marie Diop ma koy nuyuwaale moom Ousmane Ba jëkkëram ñu nekk Kébémer foofu laa duggee école après ma am sama entrée en 6e dem Tivaouane CM Ababacar Sy foofu tamit laa nekk di woy ci fosco yi simb yeeg mbapat yi ba ni may ñibbi si waatee suñu kër liñ naan nit lu war a nekk ci yow fuñ la munti yóbbi day yeewu waaw moo tax ma rendre leen hommage ci woy wi waa Tivaouane ndax dañ maa bëgg Tivaouane bokk nañ ci ñu ma njëkk a gëm ma jóge fa nag ñëw banlieue di leen nuyu bu baax waa Guédiawaye gi nga xam ne fa laa dëkk fa laa yeewoo waa Pikine waa Parcelles Kër Massar Thiaroye Médina fépp ci àdduna ñoo xam ne waaw amel naa leen njukkal ndaxte su may joué nit ñi fu nekk la ñuy jugee ñëw di ma teewal yaa ngi gis chaque samedi yenn saa day xat sax trop mais dañ ma naan tëggal rek comprendre nga ma leen di nuyu bu baax di leen wax ne tous les samedis maa ngi 5 mais nag lendemain tabaski moom waa Kaolack ñoo ko moom waaw bii mooy 3e année ma leen koy defal foofu ca cœur de ville d'accord waaw kon nag ma leen di xaar nañ teel a génn da ngeen teel a génn 23h pile bëgg nañu cœur de ville bu Kaolack fees dell ci loolu la ñuy bégalee waa Kaolack Talibé Cheikh yi ca Tivaouane la ñuy jiitu bu ñu fa jógee nag daal di mbartalu nank dem Kaolack ñu àndandoog Sidi Diop ci li nga xam ne moom moo di morceau boobu di Talibé Cheikh mën ci bégal képp koy Talibé Cheikh ñi nga xam ne ñoo bëgg seen Omar Youm mi ma ci woy ministre maître Omar Youm këram la ma woo mook soxnaam moom tamit yëkkati teranga bu bari teg sama loxo feebaru poos barki sëñ Saliou yàlla na seen jàmm yàgg balaa nga jóge fii di nga Talibé Cheikh yi yëngu c'est parti Mounzir Niass borom Kaolack aja si c'est bon ñu neexal fii ak morceau boobu nga xam ne moom moo di Talibé Cheikh ñu saa yi nga dem ci nit ki mu ne la yaa may daaneel ñun Talibé Cheikh Imam Maodo ñi daaneel Zeynou Abdoulaye Dieng musicalement morceau bi dafa graw musicalement morceau bi dafa graw benn nga jël ko way ci ñoo xamante ni ay xarit lañu waaw Seydi Hadji Malick ak ñoo bokk Baye Niass waaw way wi naka la dikkee waaw way wi ni ma dikkee dama 5 bonus yi ma maye 4 la woon
4 la woon woy bi bokk ci woon mais dañoo defar 4 yi 4 yi nekk 4 man leen gars yi nañ leen ci rax benn dañ leen ci rax benn mu nekk 5 ci laa woowee sama musiciens yi morceau bi li muy nice yëpp sama ay musiciens ñoo ko tëgg ma woo musiciens yi jéere yi Ousmane ma koy remercier waale Grand Racine Bouba Mbay Tama Ndioufa batteur xam nga woo gars yi ñu ñëw jàpp tëgg morceau bi mais wax dëgg yàlla morceau bi mi ngi may yóbbu fu ne maa ngi ciy dégg lu nekk ba pare ibbil na ma yeneen bunt yoo xam ni yenn kilifa taalibe cheikh yi sax ma leen di nuyu waale waa Tivaouane dañ ma ci woo di ma remercier parce que dara dàqul nga nekkoon benn dëkk dem ba génn fa mënoon nañ laa jéppi mais nga delluwaat fa kilifa yi recevoir la nuyu la bëggee la ñaanal la ci jëmmi maam Maodo mi nga wek sëñ Babacar Si nga dem Tivaouane nga dem nu mu tuddati Kaolack Ndangaan ñoom tamit kilifa yi fa nekk yëpp kontaan ci ba pare woo ma ci ñaanal ma ci remercier bi yëkkati ay teranga may ma ku ci mel ni ñoom Mounzir Niass MC Niass gars yi famille bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen bëggee ñoom ñëpp ma woo apprécier morceau bi yàlla na yàlla def jàmm te waaw morceau bi daal mi ngi dox di dugg ci kër yi di dem rek moom kër gu ne waaw kër Tidiane yeeg xam naa incha allah dinañ jot ci vidéo bi clip bi kañ lay ñëw waaw ñi ngi ci tourné nañ première partie bi deuxième partie bi rek moo ci def parce que man maa am ci ay projet tourné ngeen Tivaouane Kaolack moo des waaw tourné nañ yenn partie yi daal doga parce que wayu ñaari partie la doga rek Tivaouane nag doga ñaar dama war a dugg Tivaouane dugg Tivaouane dugg fële tourné nañ première partie bi dogo wayu dañoo dugg Tivaouane jóge foofu dem Kaolack dogo dañoo tourné première partie bi tabaski bi nag salaamaaleykum sama kanam xam nga ñu war a dimbali njaboot gi war a dimbali suñu waajur yi ak képp ku ñu yaakaar ñu jël mbiru kii yooyu ñaata xar nga jënd ci tabaski bi waaw xam nga bari na mais sant yàlla la ndaxte am na ay jamono kenn yaakaarewu ma ko ba di ma ko sas du dëgg tey ji su ma demee ba nit ñi yaakaare ma ko wala nga génn sa buntu kër nit yaakaar la ko loolu ak cant la waaye du man ndax sama borom mënoon na ko jox keneen mu koy jox jaam ñi ndaxte man su ma sañoon sama waajur du taxaw benn buntu kër ñu di ko jox pour mu tabaski waaw kon nag suñu borom voilà su ma lépp lu ma am maa koy jox kon nag ay waajuru jàmbur boo ko mënee def ko ci rawatina ak say mbokk parce que daaw li ma jënd bokkut ak li ma jënd ren te maa ngi ñaan yàlla li may jënd déwén yàlla na ëpp li at bu ñëw yàlla na gàcceel at bi ma wees ak képp fuy toog parce que ñun dama mës a toog ak benn kilifa mu ne ma yéen li tax seen dund métti seen salaire daa feeñ loolu dafa leer dégg nga ma ñun suñu salaire ñoo gën a métti la dund parce que am na ñoo xam ne bu weer bi deewee dañuy taal seen oto dem fi ñu war a fayee koo ñu fay leen ñu def seen kanamu oto aj seen vitre mais ñun suñu salaire daa feeñ elage day nekk en direct télé ñu baatira ko ñu ne bala ngaa egsi sa kër xam nañu baatira nga te tey jii ni ñun am na foo xam boo fa tollee munoo wax nit ki yoruma c'est impossible munul nekk munoo tiim kenn na ko noo fekkoo ko fi waaye heure bu ñuy ñëw rek yàlla na yàlla def yàlla suturaal ba heure bu ñuy ñëw mu fekk moo tax mag mi ne ma yow seen salaire dafa feeñ waaw ndax nëbbatuwul sant la Ibro sa carrière exactement fañ nga ko démarré waaw sama carrière moom maanaam man fi ma démarré mooy ci simb yeeg lamb yeeg ngénte yeeg si yooyu laa démarré ak sabar yi daanaka sax maanaam dañ doon teg clavier ci sabar yi ma ci way di way ci ceebu jën di way ci baara mbay foofu daal laa tàmbalee commencé waaw man moom ko waxoon xam ne Baye Fall laa réel laa yaa gën a xam. d'accord waaw d'accord Tarba sa carrière fan la démarré exactement. waaw man nag dama doon tëgg sabar. parce que ba ma bàyyi jàng sabar laa doon tëgg. mais nguur neen li nga daan tëgg baaxul. non ba tëggee cóol léegi ma jëm. non lu garaaw laa lay wax man damaa demoon ba mën a tëgg sabar. barke alxuraanu karim. ah bon ba léegi man su may dugg studio ñi may tëggal. moom kii la yaakaar ko ko. man yéen dama leen a bëgg rek. kii la yaakaar man ñii laa bëgg quoi. kii la yaakaar ko ko. alors percussionniste yi ñu ngi may seetaan. mais li mu daan tëgg baax na wala baaxul. percussionniste yi. yaa ngi ko fekkee. fekke woo El Hadj Doppi. kii El Hadj Boy Mbala central. kii boobu tëggagul. kii ba ñuy xamante man ak moom. mais laaj. tëggul man wayu ma. man nga laaj. doo sax xel bu baax léegi aar leen léegi laajatuma kenn ci yéen li waxal. man waaw. bi nga tëgg. percussionniste yi xam nañ loolu ci man. man même studio sama morceau. maa koy tëgg. maa koy aaraan man maa naan ñi may tëggal man maa naan tëggal ma lii. yaa indi témoin yi ma fii talmatal ma fii. man tëgg sabar laa njëkk a def. ci simb yi laa doon nekk di tëgg di talmat ci mbapat yi. à la fin. am sama benn copain. Medina la dëkk. moom moo tax moo ma wayloo. moom moo ma wayloo ñu naan ko almaami. almaami. kii xam na ko. d'accord ma nekk booy bu ndaw.
chaque simb bu amee maa koy awu simb si. ñu dem nag ba gars yi tëggkat yi ni ma yow da ngaa mën a way doo tëgg su ma ñëwee di tëgg dañ may dàq. d'accord fépp laa way simb man fépp. Zikroulah laal nga ci. sa papa nekk tàggukatu Yonent bi nekk di way Zikroulah. waaw man musuma sikar Baye Fall laa nag. mais musuma damay fréquenter ay cant man cant rek laay dem. ba tay jii chaque samedi su ma joué ba pare damay cant laay fanaan. mais du ma sikar. d'accord man ci simba ak ci mbappat ak ci ngénte laa jàngee way. d'accord ma way ko nag ay at way ko fépp. Pikine Parcelles Guédiawaye fu ne way naa fa simb fu ne dëkku àll yi sax dama fa doon dem di way simb. ndeysaan man foofu laa tàmbalee. man ci loolu laa tàmbalee. d'accord am na lu ma bëgg moo tax ma laaj leen lii yëpp. far nga tàmbalee sa carrière. waaw ñun si Zikroulah. Zikroulah. Sikar si waaw. yow Zikar si nga tàmbalee. d'accord Sidi fan nga tàmbalee sa carrière. waaw simb yi. waaw mosoo def Zikroulah. non. mosoo ko def. non d'accord ñoom ñëpp dama découvrir talon boo xamante ni mën nañu wax talon caché la. ku ko bëgg laa ndax sam papa ku ko xam Omar Diop. ku xam sam papa waaw moom ku ne xam na ni léppam da ko jël jox ko Serigne Saliou Mbacké. moom ba ni may waxee maa ko njëkk a dégluloo mbalax. sam papa. waaw ba ni may waxee yow ni man maa ko njëkk a dégluloo mbalax benn bi dama dugg ci néegam gis ko muy déglu samay morceaux. mu ne ma damay doon xool ba xam sa texte yi ñu ngi riche. jour boobu laa ko fekk. moom sa papa lu mu doon def. moom daanaka léppam. Serigne Saliou Mbacké Serigne Cheikh Béthio ci ñooñu rek la daan nekk. xam nga mu bàyyi daanaka lu bari ndax jëmm yooyu. waaw moo tax dañoo mës a toog di waxtaan mu ne man li ma daj ci yoon wi. xamoon naa ni bis dina ñëw Serigne Touba am lu ma fayee. mais li ma lay ñaan. mooy na nga dëggal. na nga jubal te lii nga nekk nii. na nga fexe ba bu la ci nit mës a xool rek xeeb la. fu ñu la woowul bul fa dem na nga jox ñëpp cër. important comprendre nga parce que man judduwuma ci famille bu koy def. samay côté yaay laaj naa ko ba ci samay maam kenn mësul way. te sama yaay malienne la. sama côté maam waaw ba ci xama kenn mësul way man laaj sama côté papa topp ko. kenn mësul way ci sama ay maam. au contraire ñun dañoo amoon ñu leen di dar di leen way. mais yàlla mooy xool fu dara nekkut. rek mu def fa dara. comprendre te bu nit doon tànnal boppam. daanaka kenn du ko ëppale. mais yàlla moo dogaloon ni Sidi Diop. sera un chanteur. moo tax mu def li ci man ma ci kontaan bu baax a baax. di ko nuyu tamit sama wayjur bu góor ndax moo ko accepté. ndaxte juddu gu leen ndey ak baay wërsëg yaay mais nag barke. barke. ak bayre loolu bàyyi la. te moom moo ma ko accepté la. malgré au début nag métti woon na te li may wax ni lu ma frappé la quoi. sama papa au début métti woon na trop suñu diggante. ah oui waaw pour ma way waaw bëggul woon mais benn bis dama doon jouer Ravin benn soirée bu mag ma dem ci sama famille yaay ci sama famille papa boobu ma laaj leen sama tante yi kan la ci sama papa gën a rus ñu ne ma diw la gën a rus ma dem ci sama tante bi waxtaan ak moom ne ko man de maa ngi jouer banlieue bi yëpp ñu ngi may bëgg maa ngi woote fu nekk loolu c'était en 2016 bi yàggul ma ne ko maa ngi woote nit ñi ñu ngi may bëgg mais nag man xam naa ni affaire yi mi ngi saxaar mais dafa am ku ko defee taal te mooy sam papa parce que sama yaay bëgg na ma accepté na samay rakk yu jigéen bëgg nañ ma ak sama famille Diop bépp maay seen sac mais am na ku des koo xam ni moom moo waral lii yëpp sama tante bi dem wax ak moom sam papa ne ko man de musuma ma ne ko lenn rek laa bëgg nga ñaanal ma ko ne ko mu ñëw Ravin booba jaay naa ticket yëpp jar na nga bëgg sa papa ñëw Ravin boobu ticket yëpp jar na jaay naa 1000 waaw mais dama bëggoon mu ñëw xool boobu jaay naa 1000 et quelques man ak 5 étoiles gépp billets yi lépp dem Ravin day jël 1400 personnes ma jaay billets yëpp jaay salon yëpp ma xam ni xam nga soirée day toll foo xam da ngay xam ne lii day réussir macha allah ma bëggoon nag sama yaay sama papa fekke ko mu ne man de du ma dugg boîte sama tante bi ñaan ko ba mu ñëw ba mu ñëwee ci boîte bi sax xàmmewuñ ko dafa ñëw videur bi ne ko yow la kan mu ne ko faal maa ngi jéggalu de bu booy bi génnee nee leen ko papaam jaaroon na fi di dem maanaam ci modestem ak Baye Fallam doon dellu sama benn xarit moo daw ne ko Père Omar daf la xàmmewul rek dugg na ba ci biir boîte sax bi génn mu dugg man damay woy ba ci yàgg di show rek gis ci VIP bi ci kaw mu taxaw ne nii di ma xool bu may xool di ma xool ma wàcce musique bi ne ko damaa bëgg nga ñëw papa diisoon na ci moom nag ndax moom dañ ko xam ci yoon bi bu baax a baax a baax a baax ak ay xaritam mu wiiri ñëw ci kaw scène bi kott ma jël li desoon na yoroon na ñu jotoon na nekk sama poste as tuut ma teral ko ndax ku teral say wajur yàlla teral la ma teral ko ne ko papa dama bëgg nga ñaanal ma mu fóon ma fii ne ma bal bi tàq na fi si wayal ñu teg ci 3 jours ñu may ma oto
ba ma ñaanalee noonu 3 jours lañ ma fekk may nelaw ñu fëgg ma. te boobu yàgg na yaa ngi nekk ci ginnaaw. maa ngi aw suma saxaaragul. waaw da ngay sant ni lii mi ngi saxaar mais am na lu def fii kenn du nax kenn mënu nax sa bopp. mën nga nax ñëpp mais boo demee ba tëdd mënoo nax sa bopp. mais xam naa ni il faut pas bi def ci pétrole bi moom mooy ki koy taal parce que sa papa sama yaay nangu na mais tamit sama yaay dafa am kilifa. man xam naa ni kii moo mën a taal affaire yi. ba mu waxee loolu 3 jours lañ ci teg. sama mag sama xarit Ibrahima Sey Iba Sey sa mag. fekk ma may nelaw mu sànni ma caabi mënu ma woon sax dawal. ma ne ko grand li lan la mu ne ma génnal ma ñëw fekk ñu tegal ma fa oto bu bees tàq. ma ne ko grand danga may nax mu ne ma man maa la ko may. mu tombeloon 2 jours balaa ñu dugg ci weeru koor gi boobu nekkoon sama dernière soirée. ci biir koor gi laa jàngee dawal. comprendre nga boobu ba léegi. wax dëgg neex yàlla maa ngi sant yàlla maa ngi gis tànki kanam ma xam ne kon moom wayjur lu am solo la ma koy ñaanal wayjuru Ibro wayjuru Tarba lépp lu ñu ñaan màq yàlla na ko suñu borom nangu ñu ñëwaat ci jàmm ak wayjuru El Hadj Keita ñi fi nekk yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak wayjuram bi nga xam ne ba mu fi bàyyeekoo yàggul fa mu tëdd yàlla na ko gënal fuuf fi mu jógee ci barki salaatul faatiha li ko dal la waaw li ko dal na ma mais ci sama yaay. man sama yaay moo bëggul woon nag ma way. d'accord sama yaay ba léegi sax samay way. mënatu amatu ci pexe. mais moom parce que man sama famille côté yaay. man rek maa ci way ay géwël lañu. mais ñoom xamuñu sax yooyu. ndeysaan waaw man paa bi moom xamoon ne tôt ou tard man damay way moom dese maandu woon. xam nga mère bi nag day ñëw ci moom di ko wax kii ay way la bëgg. amul jom ak nanguwul jàng ak xam nga. mais mère bi bañoon na. mais di jékki-jékki di gis kër gi gars yi di ñëw di ma seet. di jékki-jékki fu mu dem ñu ne ko sa doom bi xaadim lii. daa mën a way sama yaay bu musaan a dem fenn sax ñu ne ko sa doom bi daa mën a way sax da la tontu da lay mere. parce que musul bëgg ma way. ba mu demee nag ba amatu ci pexe nag. ba affaire yi ëpp ko doole ca la koy doog a sax nangu nii. lan nga def ba mu am ba amatu ci pexe. ah man xam nga man sama yaay man maay caatam. sama yaay dafa am benn jour may woy mbapat terrain bu nekk sama côté kër. fekk maa ngi xëy bàyyi naa jàng di woy ay simb. mu dugal ma si atelier tailleur maa ngi xëy war a liggéey. phase fii. ba 3 heures du matin ñëw ma. sama yaay nag xamul fu ma nekk boobu aw ma sax téléphone. moom mi ngi toog kër ga dégg ci mbapat bi ñu may woo Xaadim Mbaay. mu ñëw dugg si terrain bi. pour seetaan si. ñu dugg si terrain bi pour xool ma pour xool Xaadim Mbaay bi ñuy wax nii. mu ñëw gis ma may way nii taxaw ci mbapat bi di way man damaa tundee jàkkaarloog moom rek teg micro bi boobu dama ko ragaloon barke alxuraan billaahi wallaahi wa taala dama tundee jàkkaarloog moom rek jàkkaarloog moom nii rek mu xool ma teg micro bi rek muy jooy muy jooy nag mënumaa dem ci duggati ci kër gi mu dem ñibbi mu nekk loolu nekk na affaire bu ma marqué nag ci sama début xam nga ma dem ba xam ne man maa ngi jooyloo sama yaay ci lu may def dafa maa xool rek di jooy barke maam Cheikh Rafa xam nga loolu nag nekk na lu ma marqué. bi nga ñëwee après ci kër gi lan nga ko wax. bi ma ñëwee dafa ma mere benn la première fois bu ñu ma njëkkee invité télé TFM. seetu bi la woon. dërëm moo ma invité woon ma dem yóbbu fa ay bongo. di way. sama yaay toog rek téléphone am di xar nag ñu ne ko Xaadim Mbaay moo nekk si télé bi di way. sama yaay seetaan ko rek mer nag mere ma. d'accord. fekk ci lendemain bi dafa waroon dem Paris. yëguma ko. boobu maa ngi nekk booy boobu ndekki sax sama yaay moo ma koy jox. man daal damaa yeewu ci gaale bi rek laajte ñu ne ma mère bi dem na Paris. su ma wooyee sama sœur bi nekk fu bi mu nekkal. su ma ne ko paas ma mère bi du nangu wax ak man. moom ay way musu ci d'accord. musu si d'accord léegi daal la ci dem ba ñaax si pexe xam nga. di ma ci commencé di ma si ñaanal. ndeysaan mais lépp loolu yëpp rek début la. waaw ndax xam nga boo amee sa doom. way cër la. way mën nga koo bëgg sax te doo ko mën. way yàlla moo koy jagleel nit du sa papa day way. wala sa yaay day way. da nga war a mën a way da nga war a mën a way. way yàlla moo koy cërale nit ba pare nga jàng ko tamit. surtout c'est important. way sunu borom moo ñu ko cërale moom dem na nag da ngay dem nag ba da ngay xam loolu. da ngay xam ne lii cër bu sunu borom bu ko sunu borom cërale. d'accord Ibro lii leen dal est-ce que dal na la yow. mu maire yi moom ñoom dañoo xaw a doy waar. c'est vrai. ñoom moom ci looy nekk lu ne maanaam. wàllum aar yëpp kenn bugg ko. boo ci dugg loolu la lay wax. sama yaay dem na ba fayal ma xaalis pour mu tukki pour ma bàyyi aar bi dem. ma ne ko maire du fi bàyyi lii. parce que boobu maanaam. am na la nga xam ne. gis naa ko yow xam nga ni boo demee
doo réaliser nga bëggoon def maanaam tey jii maanaam nit ku nekk maanaam sa dëkk sa dëkk ngay ndamoo yaa ngi nekk sa dëkk ñi ngi lay béggee xam nga di ñëw say soirée di la baal si lan laay def foofu du ma dem damay toog damay liggéey foofu incha allah si kattanu yàlla damay liggéey rek incha allah yàlla dina def xibaar waaw c'est vrai li leen dal est-ce que dal non man nag suñu borom def na sama yaay bëgg na ko sama papa bëgg na ko. yow ba ni muy sàngoo suuf kenn moo ko bañoon muy sama maam Alioune Fall xam na loolu. sama maam bëggul may way. moom bëggul may way. moom musul bëggul Sori Bakuyate wala. non sama maam bi jur sama yaay. d'accord moom bëggul woon may way. mais sama yaay bëgg na ko sama papa bëgg na ko man moom am problème boobu. d'accord léegi dama bëgg ñu def tour table bi bu neex lii nag dama bëgg ngeen dimbali ma ci ngeen defal ko téléspectateurs yi. téléspectateurs yi laa bëgg ngeen bégal leen ci Zikroulah parce que tey la bisu tabaski man xam naa ni kenn ku ci nekk ñii toog am nga talent boo xamee. ci Zikroulah ah non boo mënta zikar mbaaral ci suuf ku mënta zikar na mbaar. waaw ku mënta zikar na mbaar ci suuf comme que El Hadj yow yaay zikarkat bi yow yaay zikar tey bisu tabaski la bisu it dama bëgg ñu bégal téléspectateurs yi. Sidi day sikar Sidi romb naa ko jàng. Sidi wuyu. yow kii romb na lay jàng yow sikar nga fi. yéen lan ngeen di daw sikar si nii. waaw bon man sikar kar laa mën bàyyi wax dëgg yàlla ñu ngi remercier nag waa Sénégal moo nekkoon kaddu bu ñu tëjee di jox nag ñëpp rendez-vous incha allah demee Kaolack foofu ci cœur de ville di leen ñaanal Tarba sa mot de la fin. non affaire bi jeexagul dañuy sikar non ba nañu sikar. acca Ibro waaw bon mademoiselles et messieurs bon ñu ngi amoon contentement bu mag tey toog en direct ak yéen fii ci seen spécial tabaski ñu àndoon ceeg Tarba Mbaye àndoon ceeg l'animateur de tous les temps muy DJ Patros El Hadj Keita ak Ibro ñu ngi leen di wax déwénati di leen wax ni merci beaucoup ñii ñoo fi jaaroon. dogo sa mot de la fin. mais yow mot de la fin mooy El Hadj Keita yëkkatil ma benn Zikroulah. maa ngi ñaan mais kii xamul dara kii balaa moo tëj émission bi xanaa ma pare bag. wax dëgg yàlla waaw mais Sidi sa émission yaa ko doon déroulé sax ba tey. mais ma ni dama juum bala ma parce que Ibro def na El Hadj Keita def na dogo pelay bag na Sidi Diop pelay bag na mais balaa ñu tëj dafa am benn boy bu fi nekk ñu ngi nii toog tudd luy naa neex a sànni xel léegi moom mooy ñëw defal ñu benn pelay bag. waaw léegi télé bi dama cee jël ay matuwaay. li Zikroulah moom day am moom. léegi mais léegi xam nga ñu def dañuy bàyyi. mais fanaaw sikar la na ko sikar. waaw mais fan naaw sikar man sikar naa. sikar ko léegi Zikar la non sikar naa léegi nag xam nga lan la des fois dama lay gis sax ngay reprendre wayu papa yi. waaw kii. waaw ci li ma la papa macha allah. léegi nag dama bëgg ñu bégal téléspectateurs yi ci diine. xanaa boo ko jàll naw seen baat bu yéen a ngi daw diine gi de. voilà. yéen mbalax maa ni yéen a ngi daw diine gi de. ay léegi El Hadj yëkkatil benn Zikroulah bismillah. ñëwal Lil Moustapha ñëwal. Lil Moustapha. awul waay. Lil Moustapha. Lil Moustapha xayru xilaayin siraatun mun a jaab na mun a wala laamal wala ramal wara baru diine ay njol ma xelay way jarna way jarna kan jarna dama de ma baru diine wajalay joy Serigne Bamba ngay way lam ya dunni bil muzafa muhammadin wa firal wajaran fil baraya ya sama de Serigne Bamba tagg na yeneen we Baay tagg na yeneen Serigne Babacar Si tagg na yeneen Alaaji Maalik we Maam Baay Ñas tagg na yeneen xayrul anbiyaa moo tax Yàlla ngay tagg Seydina Muhammad naan ko way naka la kul yàlla fi min bu la gën ci ko la gëne sa baay nee na maa gën jër ëppoon ñëpp fit ëppoon ñëpp doole te daaw tooñ yonen ina ma
sanu mujju fii kalina si yonen ñoolul ba ne solide gàttul ba di ndaamati foo ko mësan gis ci mbooloo moom ngay njëkk a seen bilaay kenn du yonen lu waa jàpp na bee gën ala lu farle badalala Sëriñ Babacar Si Malick ndeysaan Ali Boy Michel Sambay Naar sëriñ bi ñoo ngi lay dagaan Sëriñ Babacar nangul ñu ni la ma sañaan lu waa jàpp na bëgën ala ci yonen Sëriñ Babacar Si Malick moomu ngay waaye Sëriñ Babacar Si Malick mooy bakk rek darab ma aram loo mas kumba càmbaayu Sëriñ Mansoor ma ñuy jooy te noppeeguñu borom Allah ya rasulillah ya afdalal wara bakk rek darab maan aram loo maam kumba caam ndeysaan pend buguma xaar yàlla bopp coor taw dem jalaalatin sabral xal bu kum salib ma yaa mujibal xal soodin wal bayaane wax leen lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa baaru diine wajalay la foofu nag la ñuy jaaree daal di àndandoog Tarba Mbaye ngir mu bégal ñu ci plateau bi tey Tarba comme ñi ngi ci plateau spécial tabaski bisu it la ñu ne je sais pas xaw ma nag exactement ba xam ban morceau nga bëgg a jouer bi nga bokk ak sa papa wala tey leen ko wala yaay xool exactement ban nga choisir. man nag maa koy choisir. yaa koy choisir d'accord. téye leen ko. téye leen ko kon dañu ko téye comme que El Hadj Keita moom moo choisir man amoon naa sama choix. mais bon comme El Hadj Keita nee na téye leen ko nañu ko téye léegi ci plateau bi ñu àndandoog ki nga xam ne moom moo di. Tarba Mbaye luy naaw neex a sànni. non luy naaw neex a sànni moo nekk ci Bamba n'est-ce pas. luy naaw neex a sànni lu muy def ci Bamba. ci téye leen ko ah loo ci xam. ci waaw ci téye leen ko booy jugal ñu téye leen ko. ayca nañu ko téye léegi si c'est bon c'est parti bu ko defee ñu àndandoog Tarba Mbaye l'enfant chéri de Grand Dakar. waaw bii nag moo nekkoon seen dernier morceau ñu ànd ceeg Tarba. représenté émission bi. kenn du ma dugal. kenn du ma dugal. ay code la. waaye dàqante bi ngeen doon dàqante ci plateau bi moom mbaa jàmm la. dàqante bi ngeen doon dàqante ci plateau bi. booy seen gële lañ doon jëw di suuf. dégg ba. seen gële lañ doon jëw. waaw léegi defal naa loolu naan way bi gëla moo xam. mais yow yaa moom way wi yow way wi kan nga ko may. yow yaa moom way wi. kan nga may way wi. loo dégg yow. way wi may naa ko xale jigéen ñi yëpp. d'accord ñu falaale ci def lu leen saf. non ban gelu kan nga ko may ci ñaar ñi. ah gelu si de gelu El Hadj ak gelu kii xanaa. Ibrahima man jabar man jabar laa am. booy doxal rek la ñuy def booy yi yow garaaw de. waaw tur bi il faut ma wax ko sax maa ngi koy nuyuwaale sama jigéen. amul la moo tax ma bëgg leen partage bi ñuy partage ensemble loolu rek a tax ma bëgg leen. Alioune Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax. lii rek a tax ma bëgg leen vraiment lii rek a tax ma bëgg leen dañuy partage ensemble ay xarit lañu ay doomu ndey lañu. kenn mënu leen taxali nga ni ko. non damay nuyoo. day nuyoo bu baax xam nga di nuyu waa Sénégal aussi. di nuyu waa àdduna di nuyu tamit Tarba. ak ki mu way wi. bërëxal na ma ko ne ma dama mënul tudd turam. waaye maa ngi dee wuy leen ma bon El Hadj. waaw dañ koy def affaire de naturel en fait. dañu bëgg nga collecter émission bi en tant qu'animateur. waaw merci beaucoup nag téléspectateurs yi lii lañ doon lii lañ. kii yaa ngi dee. ah kon waaw nag l'émission tire à sa fin. tey nag. fii doguma la baal émission bi il faut que ñuy wax français. français kon léegi ñëpp français la ñu wax. vas-y ok l'émission tire à sa fin. D'accord. On avait invité
la crème musique de la crème là. La crème de la musique sénégalaise bu loolu soo la crème de la musique sénégalaise. xoolal mu ne bu mu rusoo après di nga wax français de. non day am français mais ñu may wax français. day am olof mais dama bëgg français dugg. français olof. français olof. France ak olof. L'émission tire à sa fin. On était là avec Ibro Nadio qui a du talent, pétri de talent, avec Tarba Mbaye et Sidi Diop et Patros Mbaye Dogo. Je vous remercie, Nadio, je vous remercie. Votre mot de la fin. Waouh. waaw léegi moom joxe moom def na. d'accord léegi non non da ngay def moom def comme ni mu def nii yow noonu ngay def. waaw moom la yaa ngi woon ci ITV. yéen a ngi dugg si erreur. aywa maa ngi dee waaye li ma jàpp la léegi bon Tarba. defal ñu benn présentation wolof wala français. waaw Tarkalla man El Hadj Mamadou Mbaye Garmi. seen télé ITV moo leen indiloon xale yi nga xam ne ay ndaanaan lañ kenn mënu leen a génn ci musique Sénégal. Sidi Diop mi nga xam ni mooy borom baatu wurus wi. bu nee der nga jooy. moom ci ngéwël la président. El Hadj Keita nga xam ne moo bàyyee ko Medina fa Youssou Ndour bàyyee ko. Ibro Nadio nga xam ne daa ñëw rek xew. Parcelles rafle woon nan daanaan waaye ba nga tëlee xel dal na. pas doros yàqoo ko benn yoon. di kontaan nag ci téléspectateurs yi toogoon di ñu seetaan. di leen xamal ne lii rek mooy Sénégal. Sénégal jàmm rek. ku gis xale yi ni ñu toogee ni doon waxtaan di kaf di foo di ree nga xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. d'accord maa ngi dem te ñëw sama dellu see mu gën fee neex. d'accord bon Sidi ça parle. Bonsoir mademoiselles et messieurs, on était en direct sur votre chaîne adorée ITV, accompagné de Dogo Fally Mao Dior, El Hadj Keita, l'enfant chéri des parcelles, accompagné à ma droite mon ami, mon frère Dogo, El Hadj Keita, l'enfant chéri de la Médina, paraît que Ibro Nadio, le chouchou des Parcellois, avec mon ami qui se trouve à ma gauche, Tarba Mbaye, l'enfant chéri de Grand Dakar. Bon, c'était Sidi Diop, votre chanteur préféré, votre animateur préféré. Hein? Et je suis en route pour détrôner tous les animateurs du Sénégal, même tous les animateurs du monde. Bon, dans mon fort intérieur, je suis tellement content. Je salue mon papa, ma maman adorée, ma soeur, toute la MIFA. Je vous dis merci beaucoup et devenez à la prochaine. mais grand dama def faute bu extraordinaire. boo ko présenté MIFA amul français. La MIFA. bon. parti Ibro la léegi ñu bàyyi ko mu jeexal. ma jàng ba seconde. ayca léegi parti Ibro la nañ ko bàyyi bu concentré wu. bon terminé ayca allez-y. Bonjour mes amis. déglu leen ko fi. Mes amis qui nous s'étendent. waaw. Avec mes amis Tarba Mbaye, Sidi Diop et El Hadj. Je suis très content, mon cœur fait frigidaire. Vraiment kontaan nañu lii la ñu leen indi loolu fi nag la ñuy jaaxee tàggatoo ak yéen amul mot de la fin parce que seen mot de la fin mooy li ñu wax léegi ci plateau bi gërëm nañu suñu techniciens yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi c'est vrai que métti na mais dañu leen di gërëm merci beaucoup Mounir Moda mi nga xam ne moom moo habillé Padros ci 3 pièces bi grand boubou bi yéen aussi tamit seen ñi leen habillé ñëpp maa ngi leen di gërëm par ma voix yéen temps bi moo ñu xooj mais ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax en tout cas di leen gërëm di gërëm suñu téléspectateurs yi toogoon sànq ba tey di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di techniciens yi bàyyiwuñu kenn ñëpp sonn nañu tàmbale nañu ci kaw. suñu mag Boubacar ba ci suuf. ah loolu moom mënoo ko ñàkk ba ñu wax. yàlla na ko yàlla defal jàmm. bon je sais pas nag ba xam dañu terminer ak way wala dañu terminer ak. non dogo li ñu way doy na. ah li ngeen way doy na. ñii kenn ku ci nekk am na koo war a nuyu. koo xam ne tey jii da lay defal lu baax El Hadj. ak say projet ak fi nga war a joué. monsieur le maire de la Médina. waaw di nuyu Cheikh Ba. Dóor kenn ku nekk am na foo war a joué. Ibro profité waale wax fi ngay joué Tarba. di Youssou Diall di nuyu Youssou Diall. di nuyu Pathé Ndoye Ba. di nuyu waa Médina Gueule Tapée Fass Colobane. Grand Dakar Fann. Gibraltar fépp kuy bëggee El Hadj Keita maa ngi lay jox loxo diaspora bi di leen bëggee di kontaan ci ñoom. di wax lendemain tabaski. fan ngay joué.
Saraba. suba. loolu mënu woon ñàkk wax ko. Ibro fooy joué ak koy woo. waaw di nuyu Parcelles gi yëpp di nuyu Sénégal di nuyu ñëpp di gërëm sama benn grand Moussa Fall moom mu ngi jàpp affaire bi waaw di nuyu àdduna daal di ñaanal Sénégal. ci Sidi waxal yow yaay gérer. waaw buñ fa jógee nag dañuy dem ci Tarba. waaw di kontaan bu baax a baax ci plateau bi nag. di lan mooy li di kontaan baalaat ñëpp ak encore une fois. di nuyu waa Grand Dakar ñaari tali benn tali ak fépp soppe Tarba Mbaye nekk ci àdduna bi. may nuyu nag sama papa Mouhamadou Abdoulaye Thiam. maa ngi koy nuyu bu baax a baax loxoom du jug si man. barki démb rek ay teraangam ñëw na ci man ci tabaski bi. maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama papa sama xarit. maa ngi nuyu nag bépp soppee Tarba Mbaye di baalu ñëpp ak di jox ñëpp rendez-vous demain lendemain tabaski fële ca 5 Almadi. dina neex te dina yëngu moo sooy bees tàq nag luy naaw neex a sànni teel a ñëw. balaa moo xat incha allah suba lay doon teel a teew ma jàkkaarloog yéen. ayca kon boog waa Sénégal am di jàmm yi l'émission tire à sa fin. maa ngi man Kaolack waaw Kaolack laay joué su ma ñibbisee incha allah première samedi ma doog a dem route des Almadies 5 ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu képp ku toogoon di ñu seetaan bu fekkee wax nañ fi lenn loo xam ni dafa ñaaw ñu ngi jéggalu ñëpp te xam ne ay nit kase lañ lépp lu fi rafet ñu ngi leen koy joxaat di ñaan yàlla tabaski déwén bii di ñëwaat yàlla bu ko kenn wute ñun ñëpp yàlla nañ ko fekkee ci barke Seydina Muhammad képp kuy woykat suñu borom defal la jàmm suñu xarit yi suñu soppe yi suñu ménager yi suñu am di jàmm yi yàlla na ñëpp am jàmm. La musique sénégalaise yéen a ko yor seen loxo fii ci suuf ñun ñëpp bu ko defee ñu jàmm leen merci beaucoup jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm merci beaucoup jërë ngeen jëf di nuyu waa Nord Foire tamit bu baax quoi